ñoom ñaar ba yëngal réew mi ba ay bakkan rot ci di Adji Sarr ak kii di Sidi Mohamed Mbaye coow li lu jig njàkk ñaar ñooñu leen ñooy njàkk l'exclusif ne Sidi Mohamed Mbaye ak Adji Sarr musuñu gis palais bi musuñu jox loxo kii di président Macky Sall waaye te musuñu ko jot téléphone yéenekaay bi ne ñoom ñaar ñoom ñoo def seen yëfi seytaane moom nit la ak yu noppam rek togg ab histoire boo xam ne dara lalu ko ngir uti koppar yàq deru ab gor fukk ci ay nit ñàkk seen bakkan fii ci mim réew di Sénégal ñiy yàqule ci ñi am ay gaañu-gaañu te loolu lépp du kenn ku dul Adji Sarr ak Sidi Mohamed Mbaye te jubluwun ci woon lu lul rek seen njariñu bopp maanaam jël seeni poste diw koy million ba mu fees dell ci loo xam ne ay sos la rek ak i kàcc kon nag tey jii coowal Ousmane Sonko nañ ko gas suul balaa muy ëpp loxo ndaxte nag guddee àll moo gën fanaan ca foofu la ñuy yëkkatee jotaay xibaar bi di leen jaajëfal ci teewlu bi topp bi ci la voix des sans voix baatu askan bi kii di Isaaxa Diagne moo nekkoon ci wàllu régie bi fegga woon ceek Modou Fall Ajaratu Penda Diallo Gueye réalisation Pierre Edouard Faye léegi-léegi mi-journée Assane Gueye lañ ciy àndal jaageen jëf jàmm ak jàmm. jërëjëf mbokk yi ci taamu bi Walf TV dal leen jàmm seen magazine de la mi-journée ñu am mbégte tey dalal Moustapha Diaw bokk ci parti socialiste Moustapha Diaw ñu ngi lay nuyu. Assane maa ngi lay fay. ñu tàmbalee waxtaan wi ak coow li xew Sénégal fan yi ñu weesu mu tàngoon loolu xewoon diggante Ousmane Sonko ak ki ñaan Adji Sarr waaye dem ba loo xamante ni askan wi yëpp ko yëg ban jàngat nga am ci mbir moom. jàngat bi ci njëkk mooy d'abord jaale ñi nga xamante ne nii ñoo ci ñàkk seen bakkan. di massawu ñi nga xamante ne nii dañ ci am ay gaañu-gaañu et d'abord aussi féliciter comportement bu responsable bu état du Sénégal am par rapport ak mbir mi bu ma waxee état nag waxuma parti politique yi ak ñu ko composé waaye liy incarné état laay wax muy les institutions te ci xew-xew yi weesu ku ne gis na ne ñuy tuddee takk der yi comportement bu exemplaire la ñu am buñ ko amul woon fii mu toll dinañ wax leneen waaye di rafetlu d'abord balaa may dem ci analyse bi le discours du président Macky Sall ci discours bi jàpp naa ne mooy discours bi gën ci ñett yi gën ba mu nekkee président ak léegi discours am bii mu def nii moo ci gën ci discours yi maintenant suñu jàngatee li xew dafa ñoo woon ne beneen xar kanamu Ousmane Sonko bi nga xamante ne ni sama benn xarit moom ma koy wax sànq ne biñ ko dàqee ci administration moom dani ma mu ni ma moment boobu damaa waxoon ne su ma newul woon parti socialiste damay doon ku bokk Pastef sama xarit bi loolu la ma wax ñu gisaat kenn ku nekk responsable ci partem nekk France démissionné ne daa am mbetteel ci Ousmane Sonko li nga ñaari mbetteel yooyu suma xaritu mbokk socialiste bi am ak Pastef ki bokk Pastef nekk professeur d'université à Paris moom la sénégalais yépp am lu tax parce que loo xamante ne nii moom la jëmmi boppam du sax partem jëmmi boppam la ak keneen beneen sénégalaise mu tuumaal ko li doon ngor tey fit ci ku bëgg a yorem réew mooy dem wuy ji ku ne xam na ne am na ñu bari ñoo xamante ne ni convoqué woon nañ leen police ñu ëppoon dayo bu baax Ousmane Sonko bañ leen convoqué dañoo wuy ji danaa ci joxe ñett Idrissa Seck bañ ko convoqué nekkoon deuxième moom ak Ablaye Wade mu nekkoon deuxième ci élection présidentielle bañ ko convoqué daa dem wuy ji. est-ce que ki mu jàkkaarloo woon ak kii ñoo bokk. waaw nga jël ku mel ne Ousmane Tanor Dieng. bi Ablaye Wade jëlee nguur gi
dañ koo convoqué daa dem wuy ji joxe ay éléments de réponse ñu xam ne lii dossier bi li ci nekk du dara Macky Sall mii bañ ko convoqué daa dem wuy ji alors te ay événements yu bëree bëri xew na fi te gisuñu Ousmane Sonko yëkk ci kàddoom wala moom mu dem taxaw pour défendre loolu dinaa la ci jox ñetti exemple bi ci njëkk mooy événement Casamance moom mu ngi wax ne foofu la soqee ko guerre bi defe naa ne moom bu magee guerre bi tàmbali guerre bi lu mu ko magee bariwul 2014 lu dugg ci terrain politique 2014 ak léegi ba ci élection présidentielle yi joxewul des propositions concrètes pour ñu régler le problème ñu nekk ba mu am problème tey bëgg indi convoqué problème mu Casamance loolu ci technique de manipulation ak technique de leadership dafay am lu mu doon xëccu ci conscience su sudiste yi ak conscience su rebelle yi et loolu du yëfu gor parce que sa problème personnel nga bëgg a transposer pour mu nekk problème national et limite attiser encore beneen conflit boo xamante ne ni ku ne gis na ne armée sénégalaise foofu lay jaar pour delloo leen njukkal am na liggéey bu am solo boo xamante ne nii defoon nañ ko. beneen bi mooy combien de sénégalais ñoo faatu ci géej gi ndax seen ñu ne Sénégal dafa metti est-ce que Ousmane Sonko woo na jeunesse bi ne leen kaay leen ñu ma jiitu ñu def manifestation pour que état bi joxe ay solution parce que ñi dee ci géej gi bari nañ kenn mësu ko gis. beneen bi mooy mbas mii nga xamante ne nii ñëw na naam président bi mu wootee ñëw na te reconnaître ko woon waaye foofu def na élan patriotique mu ñëw wuy si ko waaye terewul est-ce que def na beneen geste boo xamante ne ni day wone que ne lii metti na nañu trouver des solutions pour proposer des solutions à l'État pour wala moom mu joxe ay propositions boppam pour que ne mbas mi nan la ñu mën a def ba génn ci kenn gisu ko. tey problème mooy diriger quand même. waaw mais du moom mooy diriger. waaw diriger wul waaye toujours soo nee damay xaar bay diriger pour andi ay solution ña nga koy wax bu ñu amee xel duñ la jox ndax proposition moom xel mu rafet nga diriger nga ñàkk diriger war nga kaa mën a joxe ki nga xamante ne nii yéen a bokk Sénégal te kenn amul feneen foo jëm. beneen aspect bi mooy su fekkente ne maintenant yooyu yëpp xew na fi te kenn déggu la nga wax. tey sa problème personnel taxaw nga ne sénégalais yi dañ maa complot ñëw leen ngeen taxaw ngeen xeex mortal combat. non daa ne man dinaa jël samay décision. waaw xeexu bopp. waaw ñi wàccee wu neew leen kaay ñu xeex nag. mais daf ne déedéet mobilisez-vous parce que ça va être un mortal combat xam nga communication parfois le leader politique ou quelqu'un qui maîtrise les techniques de manipulation n'a pas besoin de soxlawul maa ngi jéglu ci tubaab bi soxlawul wax li mu bëgg a wax lépp parce que Sénégal ñu am xel ñoo fi nekk waaw mu woo leen ñooñu mais est-ce que ku am xel mel ne professeur d'université bi nekk Paris ne loolu daf cee jaare xeebe Ousmane Sonko mel ne ñeneen ñi nga xamante ne dañ ne buñ bokkul woon ci beneen parti dañuy dem soutenir Ousmane Sonko mais ñooñu dañ faa jaare xeeb ko te à juste titre jeunesse sénégalaise li ñu war a xam mooy dañoo war a ràññee ki leen di xeexloo xeexu boppam ak ki leen di xeexloo kiy xeexloo jeunesse bi xeexu boppam ak ki leen di xeexal pour que ëllëg avenir u Sénégal gën a ñoŋ pour que ëllëg ñoom seen nekkin gën a mën a tege ci yoon. yaa ngi naan xeexu boppam waaye ci biir coow li ak ñi nga xam ñoom ñu wàccoon ci télé bi ñenn ñi liñ doon wax moom mooy justice ñoom mooy état de droit weesu na mbiru Ousmane Sonko te it mbiru Ousmane Sonko boobu sax est-ce que moom amul dëgg tey taxawaay bi nga xamante ne def na ko bu fekkee gis nañ li daal Karim Wade gis li daal Khalifa Ababacar Sall doon ram jëm si kaw. est-ce que jàpp nga ne Assane fukki weeru kaso moo gën a metti wala fukki ati kaso moo gën a metti fukki bakkan ak ñeent yu faatu est-ce que jàpp nga loolu déedéet fukki ati kaso gënu la metti gënu la tiis benn bakkan sax bu faatu te jàpp naa ne su Ousmane Sonko wootewul woon demoon répondre avec dignité la justice sénégalaise benn bakkan du faatu
et pour revenir à ce que ñi nga xamante manifesté wuñu ndax Ousmane Sonko loolu le président de la République loolu foofu laay waxee ne c'est son meilleur discours parce qu'il a écouté son peuple et il a entendu son peuple mais ñooñu jafe-jafe ak métit ñooñu mooy ñi ràññee bien que am na loo xamante ne ni moom moo sooke mbir mi muy oote ba waaye ñoom ba ñuy manifester pour moom dañoo manifester pour que Sénégal lépp gën a tege ci yoon pour que Sénégal ñu gën a gis ñu sentir que ne am na ceeñeer buy jolli ci mëndëm gi nga xamante ne ni ñoom jeunes yi loolu lañ jàpp ne moom la ñuy vivre loolu moo tax ma ne Ousmane Sonko des na lool pour mu nekk homme d'État pour aspirer à diriger le Sénégal. yaa ngi wax wàllum Ousmane Sonko wàllum njiitu réew mi Macky Sall mi nga xamante noonu la gérer mbir mi mais ñeneen ñi ko wër est-ce que seen i taxawaay desul bu ñu déggee ku mel ni ministre de l'intérieur di wax wàllum terroriste ministre de la justice di ko jiiñ mbër yi ministre des affaires étrangères naan ay forces occultes ñoo nekk ci ginnaaw ndaw ñooñu tey jii ak fi mbir yi toll est-ce que du ay pëccoxoo boo xamante ni day wane ni rek nguur gi daanaka jaaxle woon na jamono jooju. pour que ñu waxtaan ci pour que ñu joxe des instructions fermes pour que enquête am ñu xam kat moo ko def et ku ko def ku mu munti doon li mu def moo gën a graaw li ñoom Barthélémy Dias defoon ba ñu dàq leen ci biir parti bi ñoom Barthélémy Dias lan lañ defoon ak ñeneen ñi dañoo nekk di statuer pour xool kan la ñu war a àndal ci législative yi ak présidentielles yi ñu ne du fi amee andi seeni nit ñu toj parti socialiste ñu dàq leen d'une manière légale. kii nga xamante ne nii bu fekkente ne moom moo ko def parce que man duma raay samay bax bu fekkente ne moom moo ko def ku mu mënti doon le parti socialiste doit sévir jël toutes ses responsabilités kooku moo gën a mérité ñu dàq que ñi ñu dàqoon ndax kii li mu def mooy dañoo jël ay nervi dóor leen ci kaw sénégalais yi et les sénégalais sont pas moins importants que la direction du parti socialiste en 2016 man loolu moom mooy suma wax te bu ñuy trancher dañoo war a trancher sans suñu loxo tey fi ñu toll nii parti socialiste direction bi nga xam ne moom lay tudd nii est-ce que warut a génn def communiqué leeral askan wi leeral ay militants toog si en juste maanaam dem ci yoon bu fekkee li ñuy wax lu dëgg. waaw foofu laay wax ne daru parti socialiste daanaka mosul. communiqué génn na Assane. parti socialiste ñaawlu na mastawu na coono mastawu na jaale na ñi faatu. mastawu na ñi feebar. condamné na violence yi nga xamante ne nii. askan bi ñenn ci askan bi teg nañ ko alali jaambur yi nekk ci biti waaye tamit condamné na attaque bi ñu attaqué parti socialiste waaye condamné na nervi yi nga xamante ne ni ñëw nañ biir maison du parti génne fa maintenant loolu moo waral ma tax ma gëm ne enquête war naa am pour que ñu délimiter les responsabilités et jël suñuy responsabilité parce que du ñu nangu ñun ñi nga xamante ne nii bàyyeeguñu politique bàyyeewuñu parti socialiste benn nit ak ku mënti nekk di tilimal deru parti socialiste ba parti socialiste ay mbébétam ak yéeneem ci Sénégal du ko mën a am. ñu ne seen parti socialiste boobu ak mbébét yi nga xamante ni mi ngi koy am Sénégal ngir mbébét yooyu am faaw parti bi taxawaat ni nga xam noonu la war a taxawee te renouvellement bokk na ci liy tax loolu mën a am ba fi Ousmane Tanor Dieng de dóob léegi daanaka coow lay gën a wéy waaye ba tey yoon bu leer amagul. waaw il faut que ñu xam benn affaire que tey ña doon coow. ba sëñ Mbaye Thiam génnee waxam ne ñu renouveler parti bi parce que daa xam fi Tanor tegoon renouvellement parti bi parce que Tanor amoon na gis-gis xamoon na ne à partir de 2020 échiquier politique Sénégal maanaam langue politique sénégalais gi ndaw yi ñoo koy yor génération beneen moo koy yor mu ne kon nañu renouveler sëñ Mbaye Thiam loolu la répété foofu lay interpellé sama présidente Aminata Mbengue Ndiaye nga xamante ne jaar-jaaram ci Sénégal jaar-jaaram ci àdduna parce que membre ay international socialiste la nekk fa kilifa ci jigéen ñi wone na laataa mu koy doon que ne amoon na les épaules larges pour diriger le parti socialiste ndax Tanor daawul def lu mu xamul bu jëloon defoon ko premier adjointam xamoon na ne que kii amoon na dayo bi waaye nag booy donn parti wala ngay donn dara la ca baax da nga koy jël waaye da ngay am ngoru la cay metti nga muñ ko ba doxal ko la ca baax mooy lan lépp li nga xamante na ni ci nguur la woon ak
privilège muy institution président institution bokk nekk ñetteel nit bi gën a am importance ci Sénégal da koo donn waaye tamit nag la nga xamante ne ni mooy la cay ñox ñaxi moo ci xaw a metti mooy di dajeek ay militants ñu lay wax li ñu xalaat parfois du la neex ngay convoquer ay réunion loolu yi dafa bokk ci li nga xamante ne ni loolu yi moo waral nga am lii te li naqari tax nga am li neex li loolu waroo kaa sàggane kon li ñu war a def mooy que ne nañu dajale parti bi nañu woote réunion c'est parti socialiste yi waxante seen biir responsable yi waxante seen biir ñu xam ban ëllëg la ñuy jox suñu parti ñu xam ban mbébét la ñuy mbébétal Sénégal ngir ëllëg pour que suba Sénégal du dal ci ay loxo yoo xamante ne nii nekkul loxo yu am xarañte nekkul loxo yu am mat gi nga xamante ne ni moom moo war a yóbbu Sénégal ci ëllëg yoo xamante ne ni ëllëg yu baax la ëllëg yu rafet la ëllëg yoo xamante ne ni àdduna bi yëpp dinañ ko yéem la. Moustapha Diop sànq yaa ngi naan buy jiite lu ne parti socialiste yenn saa yi day laaj nga dajeeg ay militants yoo xamante ne njëkkati kàddu yoo xamante ne mën na laa bañ a neex ay fan yi ñu weesu ñu gis ab note boo xamante ne ñu ngi jógee si parti socialiste ñëw si média yi ñuy wax ak ñun si ni ñuy tànnee suñuy invité yi jógee si parti socialiste est-ce que loolu du jéem a tëj làmmiñu yenn militants yi nga xamante ni xooluñ fi ñëw ñu xool. waaw note boobu ni ma ko jàngatee benn mooy yëfi xale la d'abord te mag du def yëfi xale beneen bi mooy ki ko signaloo Aminata Mbengue Ndiaye signaloo na ko lu mu xamul ndax boo respecté médias yi doo leen wax que ne doo leen tànnal kan la ñu war a invité tous les militants sont d'égale dignité militants parti socialiste ñoo yem dayoo j'avais nekk socialiste du def naa nangami at ci parti socialisme ci deret la ci ngëm-ngëm la ci xol la ci xel la waaye du ay at yu ma def ci parti bi et at yooyu naka nga ko dundee être socialiste c'est solidarité jàppalante ki gën a faible nga yëkkati ko mu dox parfois su doxam yéexee nga yéexal sa dox pour ànd ak moom waaye jàpp ne lépp man la parce que damaa yore ndomba tànk sangam ci jamono bi ñu ne ku yorul ndomba tànk waroo am droit parole loolu kenn du ko nangu te heureusement que médias yi nangu wuñ ko parce que ku mel ne man ak keneen suñu mënta wax ci biir parti bi li ñu xalaat te jotewuñ ci kiñ ko war a wax dinañ ko wax ci médias yi ndax dina ko dégg beneen bi mooy manque de courage la parce que su fekkente ne da ngaa bëgg a wax ak say militants bul interpeller la presse parce que dépendre ci yow parce que ki jël choix ne man socialiste laa bëgg a nekk jënd kartam nangu na ne liberté am na fu mu tënku parce que dafa bokk ci groupe su fekkee li ngay wax wóolu nga ko ñome nga ko te dëgg la ci yow da nga leen di woo ci waxtaan toujours ci cadre waxtaan kon ñàkk a waxtaan ñu indi yooyu yëpp nga leen média bi kat niñ ciy demee war nañ kaa organiser ku pop média woo na nga wax ak direction wala secrétariat à la communication pour ñu jox la des éléments de langage ak nangam bu boobaa dinañ xam ne ñii nawloo nga leen waaye nawloo woo ma bëgg ma respecté la loolu kenn du ko nangu parce que nous sommes d'égale dignité. bu ñu déggee Moustapha Diop dafa mel ne mbir yooyu amul benn waxtaan bu si xew si biir parti socialiste naka la parti socialiste mënee egg fii tey parti bi ñu jàppoon ni moo gën a organisé Sénégal. le parti socialiste ba tey mooy parti bi gën a organisé mooy parti bi ëpp mbëbët pour Sénégal parce que ñoo tabax Sénégal ñoo tabax l'état du Sénégal ñoo tabax les institutions yi tax tey sénégalais yi di mën a dund ba li xew feneen ak feneen amu fi parti socialiste la te suñu mbébét romb na mbébét ku mu mënti nekk nag ku mu mënti nekk parti boo mënti nekk mbébétu parti socialiste mbébétu militant parti socialiste mbébétu responsable parti socialiste moo ëpp mbébét yépp pour Sénégal kon parti socialiste fa mu ne woon jógewu fa waaye nag dafa am ñoo xamante ne nii li leen intéressé mooy nañu yore turu parti socialiste kese am na ñoo xamante ne nii dem nañ bay wax ne bu fi kenn desatul nañ yore turu parti bi te loolu lu ñaaw la loolu saaga ñi tabax parti socialiste la kon li ñu war a def mooy encore une fois avec modestie et humilité ñu wax sunu présidente Aminata Mbengue Ndiaye te ñun ñëpp noo bëgg tey ci jamono yi ñu toll mu taxaw socialiste yëpp nekk ci gannaawam won ko ne yaa fi ne ba prochain renouvellement yi nga xamante ne tanoor lu mu bëggoon ñu def ko la ba ñu def prochain renouvellement yooyu ñu taxaw ci gannaawam
nekk benn say parce que loolu moom mooy dooleel parti socialiste loolu mooy tax kenn du ñomee jëmale safaan jël safaan jëmale ko ci parti socialiste waaye suy déglu ñi nga xamante ne ni partisanerie ak saaga ak wax leneen exemple bi gën a yomb mooy lii tey démb bi Serigne Mbaye Thiam waxee li nga xamante ne ni mooy intérêt parti bi ñi wër Aminata Mbengue Ndiaye te ci ay conflit ndax amuñu métier ci politique la ñuy dund dañoo jóg pour di wut Aminata Mbengue Ndiaye lu ko neex rek lu ne ñu wax ko dem na ba nga xamante am na ñoo xamante ni ñu ngi doon def ay lobby di fay ay kii organe de presse pour ñu am des plateaux pour rek ñu faagaagal Serigne Mbaye Thiam pour ñu am na ñu dem ba en tant que socialiste ñuy demandé nañ dañ dàq Serigne Mbaye Thiam ci gouvernement bi mais tey bi ñu attaqué te Serigne Mbaye Thiam défendait le parti socialiste tey bi ñu attaqué le parti socialiste ana ñi doon défendre Aminata Mbengue Ndiaye alors que défendre le parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye mooy le parti socialiste carte d'identité parti socialiste c'est Aminata Mbengue Ndiaye kon ku attaqué parti socialiste